mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seen émission roy baax tey dafa doxantu si fii ci biir Ndakaaru fekk si fi kenn ci kàngami réew mi di kenn ci ñi nga xamante ni fa tabaarakallahu ahsanal xaaliqin làkk ko arab ci réew mi bokk na ci ñi ko jëmmal ko ci xam-xamu diineem waaye jëmmal ko ci xam-xamu journaliste kooku nag mooy Fadel Gueye. Fadel képp ku nekk ci maydaan bi di yëngatu ci làkku arab wala nga yëngatu ci diine wala nga yëngatu ci journalisme di nga xam oustaz Fadel Gueye. oustaz Fadel Gueye moomu nag moom la émission roy baax tey fekk si ngir fas yéene waxtaan ak moom ci ay jaar-jaaram loolu lépp ngir wan ndaw ñi ne royukaay manqué wul ci réew mi. émission roy baax ñu ngi dalal oustaz Fadel di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. oustaz Ibrahima Sène maa ngi kontaan lool ci dalal leen tey fii ci sama kër fii ci Dakar di bég lool nag wax dëgg yàlla ci ñëw bi pour plusieurs raisons bi ci njëkk mooy place bi nga xamante ni yow personnellement da nga ko occupé ci man occupé ko ci ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi xeeñcu baax ci réew bi di ay doomi soxna wala sax même di ay communicateur ci sa yar ci sa teggin ci aussi vraiment sa compétence ak man gi nga xamante ni man nga ko wala bi nga xamante ni fi nga féete loolu mooy bu njëkk bi ci des aussi mooy chaîne bi nga xamante ni tey jii fi laay waxee muy TFM religion waaye sax TFM de manière générale mën naa ni sama chaîne la man personnellement ndax daanaka ñi ko ngànk ñëpp sama ay xarit lañu Mamadou Ibra Kane sama ami intime la boo xamante ni daanaka sànq rek maa ngi leen di tooñ di leen wax ni leen ndeysaan suñu aj ga ay aj gu neex la ñu ajoon fekkoon ma waxoon ambassadeur u Arabie Saoudite bi vraiment Mamadou Ibra mooy kan lan la def ci paysage médiatique bi mu boole woon ko ci invité du roi mu dem fa ginnaaw bi yemuñu ca waaye invité nañu Barkaba invité nañu daaw rek ci umra bi Ablaye Der demoon na Pape Ngagne alors invité nañu en même temps aussi ki di yore l'observateur di Fall Alioune Badara Fall te xam naa ni dinañu invité waale aussi ñeneen ndax rôle bu mag bi nga xamante ni vraiment GFM groupe Futurs Médias ñu ngi koy joué vraiment ci réew mi ci wàllu média ci wàllu éducation ci wàllu diine aussi. nuyoom rek wane na ne fa tabarakallahu rëlle la ci réewum Sénégal ak it nag monde islamique rawatina monde arabe waaye dañuy dellusiwaat tuuti ci jëmm ji ndax wolof mooy faral di léebu ne daje wóorul soo bëggee xam sa waay demal këram kan mooy oustaz Fadel Gueye. jërëjëf Cheikh Ibrahima oustaz Fadel Gueye daal ndongob daara la jaam ci jaamu yàlla yi boo xamante ni yàlla indi na ko ci àddina mu ñaari wéyjur yu baax meññ ko nag ñuy wax El Hadj Macoumba Gueye dëkk woon fële ci Kaolack di commerçant bu mag nekkoon kan woo dégol ak soxna su baax aussi suñuy wax soxna Roqee Sène sama papa mi nga xamante ni moom laa njëkk a tudd El Hadj Macoumba moom mi ngi yeroo diggante Daaru Musti ak Gédé takkoo woon lool ak ki nga xamante ni mooy Serigne Mbacke Bousso Serigne Mbacke Bousso ku ko xam-xam ko ci xam-xam ba ku ko xam-xam ko ca vraiment ni géej la ci lépp loo xamante ni savoir la. wallaahi dem na ba vraiment bind ci lu bëree bëree dama jëlee li mu bind ci fiqh li mu bind ci littérature waaye li mu def ci ilmu nujuum xam-xam bi nga xamante ni moom la Cheikh Anta Diop ràññee ko woon. bañ xam ko ci moom école la ci da ciy bind ay téere. Serigne Mbacke Bousso dem na ba defar sax montre Serigne Mbacke Bousso moomu nag nga xamante ni daanaka moo doon lépp Serigne Touba. moo ko doyoon ci lu bëree ba mu fay jóge sax. avant fi jógee dafa bàyyi wasiyee ni su ma fi jógee dama Serigne Mbacke defar kon kooku xam nga vraiment ku taxaw ak moom vraiment taxaw nga ak mbaax kooku moo yer góor gi ba mu fa jógee jàng fa la mu fa la jàng yëpp nag mu yóbbal ko Daaru Musti maam Thierno aussi yer ko def ci moom lu bëree bëri avant mu fay jógee dem Tiwaawoon ba mu demee Tiwaawoon aussi ci waxtu boo xamante ni ndeysaan mën naa ni màggandoog ñoom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy màggandoog ñoom Cheikh Serigne Mansour borom daara ji jaxasoog Cheikh Abdou Aziz Dabakh doog faa jógee nag dem Kaolack nag vraiment dugg ci commerce kooku moom ma meññ ba ma fa nekkee ba war a jàng comme ni ñu koy defee Sénégal rek jugal na ma ci daaree alquran góor gu baax gu ñu daan wax Mor Sow foofu laa jàngee alquran. foofu nga jàngee alquran. fa laa jàngee alquran. ba ma fa jàngee ba pare it am na borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Oustaz Ahmed Dieye
ku séeréer mépp xam nañ ko ci xam-xamam nekk Kaolack fa nekkoon fële ca Passoir fa la ma yóbbu pour ma jàng arab jàng naa fa ay at góor gi sonn ci ñun lool jàngal ñu vraiment di nga xamante ni mooy base de langue arabe ma doog faa jógee nag toxu dem école El Hadj Abdoulaye Niass bu Kaolack nga xamante ni Mouhamed Nazir Niass moo nekkoon directeur bi. foofu it jaar nga fa. foofu jaar naa fa Cheikh Ibrahima Niass Cheikhul Islam moo ko sos foofu ci Saam. Kaolack fa laa defee études yi fa laa jàng mën naa ni ba am fa certificat d'étude defaat fa ñaari at ci secondaire après léegi nag ñu dégg ñu ni Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma am na école yu mu ubbi ci àll bi pour jàngale. ma ne woon léegi comme am naa yéene am bourse étrangère pour dem réewu arab yi jàngi. il faut ma dem jàngale ji jéem a dajale as tuut soo xamante ni dinaa ko mën a def comme yóbbal dem jàngi bi ma demee fële ci Diourbel ku ñuy wax Moustapha Dem ci kër gu mag moo yoroon école Serigne Cheikh yi foofu ñu def concours bi ñu defee concours pour dem jàngale ji ma bokk ci ñi admis ñu affecté ma dëkk bu ñuy wax Sagata Guet fële ci ginnaaw diggante Daaru Musti ak Kébémer ndeysaan àll boobu daanaka maanaam di Sagata googu ak village yi ko wër def naa fa ay at di jàngale waaye ba ma demee di jàngale nag wax dëgg yàlla ba ñam lecture moo xam nga bala nga ko mën dëgg-dëgg nekk fu wéet. ba ñam lecture. lu am solo la. ba ma ñemee lecture la ma daan fayeeku boobu ñu ngi fayeeku weer wu dee kenn ku nekk 18000 francs boobu 18000 francs daf daan rëy ci ñun lool. bu weer wi dee su ma fayeekoo au lieu ma denc ko pour waajale ko génn gi ma bëggoon pour jàngi ma ñëw fii ci Dakar fu jige lool fii sax fii ci Jean Jaurès bi rek. amoon na benn librairie bu mag benn libaani nekkoon fi buñ daan wax maktabatu Hilal. Hilal boobu fi nekkoon nga xamante ni daanaka lu nit bëgg ci ay livres rek mu ngi fi téere yoo bëgg pensée islamique littérature poésie loo bëgg ci xam-xam rek fiqh boo ñëwee bi maktaba bu fees la bu réy la woon librairie boo xam ne daanaka boo duggee doo gis sax même mur bi ndax ay livres. su ko defee mu ñëw seet la ma tollool ci ay livres ma jënd ko daal di dawaat delluwaat fële ci Kajoor di jàng nag. di lire rek. di lire dem naa ba mujj gi daal ma ne waa man xaaral ma jéem a dem fële ci bureau de bourse xool ba xam bu ma amee bourse dem bu normal jël billet jaar ci aéroport bi dem wàcc Égypte. wala Arabie Saoudite wala fu ma ne nekk pour jàngi comme sama morom yi. bañ a def muxaamara. waaw aventurier wu. waaw su ma ko amul nag moom muxaamara du ma ko def. muxaamara mooy aventurier wu xamante ne da ngay jaar Mali dugg ci àll bi dugg ci oto yi dox dem pour dem jàng mais daal loolu moom comme ñem naa lecture sax xam naa ne xam-xam rek la bu fekkee ne mënu ma am bourse boo xamante ne bourse officielle lay doon damay continuer rek jàngal sama bopp lu ñu tuddee taalim zaat yi. di jënd di lire di gëstu di laaj xëy na yàlla dina def jàmm bu boobaa fa laa nekk ay at di jàng parce que lépp loo xamante ni borom xam-xam yu mag yi ñu daan tudd ci monde arabe fan yu at yooyu bind nañ ko mën naa ni yu ci bëri liir naa ko. kon gannaaw balaa ngaa génn réew mi yow. fekk na lu bëree bëri ci liñ bind ci àdduna bi. waaw jot nga sa yitte yegg na ci nga liir ko fii ci réew mi. génn boobu sax laa mujj def pour jàngi. li ma jàng lépp Sénégal gi laa ko mujj jàngi. barakallah mboolem relation yu ma mujj am ak monde arabo islamique xaj na peut-être bi ma demee ba créer journal bi lañ ma xam alors di ma invité ma jonjoo ak ñoom jokkoo ak ñoom ba am fa ay relations yi nga xamante ne am naa ko mais li ma mujj jàng yëpp wax dëgg yàlla Sénégal gi laa ko jàng. mbokk yi loolu rek mën nañ cee teg baaraam ci xam ne dëgg-dëgg Oustaz Fadel Gueye mii ñu jël rojukaay la ci réew mi ndax wax na waajur yu tedd yi nga xam ne ñoo ko meññ ak environnement bi nga xamante ni foofu la yaroo. bokk na ci Serigne Mbacke Bousso mi nga xamante ni damay wax ne bokk na ci cëram mooy boo ko tuddee borom xam-xam yi seen xol day yëngatu ngir xam-xam bu rëy bu ko yàlla joxoon àndale ko it nag ak wilaaya waaye loolu warta doon lu jombe ndax kër gi nga xamante ni nii fa tabarakallahu fa la bokk ak dayo bi nga xamante ni moom la ko Cheikhul Khadim joxoon. Serigne Fadal gis nga jaar-jaar bu am solo boobu mu wax sànq Oustaz Dieye ñu ngi ciy jaaree di ko fàttaliku bu baax ndax borom xam-xam bu mag la woon ci diwaanu Saloum ñu bari ci ay génération yi jaar nañ ci moom yaakaar naa ne Oustaz Fadel ci loxoom la jaar rek loolu doy na teraanga. tuddaat na it Mahad Alhaji Abdoulaye Niass ki nga xamante ni Mouhamadou Nazir rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu moom moo nekkoon mudir ba Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ci boppam sos ko waaye gis nga ko yitte bi mu def gannaaw bi mu xamee mu dem nag suubu ci di xamle waaye bañ a doylu it ci li mu xam def yitteem. am na lu neex lu mu tudd ci biir waxam mooy bi ma ñamee caf koy lecture
kon caf koy lecture boobu moo ko ubbil xam-xam bi mu am tey ba mën a taxaw fu nekk ci àdduna bi ci sa biir wax dégg naa nga ne gannaaw bi ma créé Sahwa ndax création Sahwa mu journal boobu nga xamante ni tey Oustaz Fadel dëgg-dëgg mën nañ joxoon jëmmam ji ne bokk na ci ñi nga xam ne mën na représenter baayu journalisme arabe ci Sénégal création boobu nan la ñëwalee gannaaw ba nga nekkee foofu. bi ma jógee foofu ba nga xamante ni Cheikh Ibrahima xëj na liir naa bëgg xaw a wóolu tout sama bopp ci as xam-xam. dafa coïncider que Iba Der Thiam ñu jox ko ministère de l'éducation nationale. Iba Der Thiam ñëw ni léegi moom désormais recrutement direct daawul am fekk ministre yi ko jiitu woon ñoom Fall bi fi nekkoon. ministre bi fi nekkoon. Ibrahima Fall la woon. donc du woon Ibrahima Fall am na keneen ku ñu daan wax. Kader Fall. Kader Fall. Kader Fall. bi mu fi nekkee daanaka recrutement direct moo daan am. ndeysaan. benn sëriñ toog rek bindu lettre ministre bi ni ko kii kat sama taalibe la wala sama doom la dama bëggoon nga jël ko ci gouvernement bi mu jàngale. wala mu xam ay jarbaatam wala ay mbokkam ñu recommandé ko ak kenn ñu jël ko affecté ko directement mu jàngale ci école publique yi comme maître d'arabe. Iba Der ñëw ni moom léegi moom désormais arabisants yi ay intellectuels lañu comme ñëpp. donc du ñu defati recrutement direct ku bëgg a dugg ci dans l'enseignement public da ngay def concours au niveau national boo xamante ni ku admis ñu former la ci centre pédagogique yi nga xamante ni centre de formation lañu ci wàllu pédagogie nga def formation boo génnee ñu xam ne yow kat natt nañ la ba xam ne mën ngaa jàngale nga génne CAP doog a dem jàngale ci. mu ni léegi kon li muy def mooy juin boobu nga xamante ni bi mu jëlee quelques mois après rek dafa organiser concours bi au niveau national nga xamante ne Sénégal gépp la woo ni képp ku wóolu sa bopp ci jàngale ci wàllu arabe ñu wal def ci concours bi. concours boobu mu ñëw déposer participer ci candidats yi yaakaar naa mi ngi nekkoon 3700 candidats. bari woon na de. bari woon na waaye malheureusement 18 rek ñoo ci admis. 18 ñoo ci admis parce que dafa am matière yoo xamante ni arabisants yi tàmmuñu ko woon. muy mathématique boobu daanaka moo tax ñu bëree bëri daanu. te ñoom aussi ba effectif bi ñu soxla woon nekkul woon bu mag. 18 lañ soxla woon ñu tànn 18 yooyu. yàlla bi nga xamante ni dara tawu ko nag boole ma ci 18 yooyu nga xamante ni admis woon nañu ci concours boobu. kon bu la neexee nga wax ne concours bi fi njëkk a am ci Sénégal. ci wàllu njàngu arab. c'est ça ci la Oustaz Fadel Gueye participé na ci. te ci la jàll. ci la admis def formation CFPP bi jàkkaarloog marché Tilène. temps yooyu école de formation foofu la. def fa formation génn def pratique dans les écoles inspecteurs yi seesi ma jàll am premier diplôme professionnel ci enseignement bu ñuy wax CAP ma am ko ñu affecté ma dëkk bu ñuy wax Bayax ci yoonu Kayar ma jàngale fa 10 ans. entre temps boobu nag laa créé man nag suma benn xarit bu ñuy wax Abdou Karim Sarr ab journal bu ñuy wax Waxda. Oustaz Abdou Karim Sarr benn. Abdou Karim Sarr benn. ndeysaan. bi ñu waxtaanee ma moom ma ne ko daal man gis naa ni Abdou Karim réew mi vraiment maandute amu fi ndax réew mi di nga xamante ni mooy cosaan mooy langue arabe ak daara te gis nañ ni mboolem information yu jàll léegi la xam nga la ñuy def journal ci olof. mais bu njëkk lépp tubaab la woon. lépp tubaab la woon effectivement. journaux yi tubaab la ñuy bind rajo yi tubaab la ñuy wax donc ñi nga xamante ni ñoo jàng arabe ci réew mi ñoom kan moo leen di informer. jot na pour ñu créer benn journal boo xamante ni dañ koy génne ci arabe ñuy fexe bay informer suñu sëriñ su baax ci kër diine ci kër yi di informer ñi nga xamante ni ñoo jàng arabe ñoom tam dañoo am droit ci xam. ñi ñëpp war a xamee noonu la ñu war a xamee te amuñu minbar amuñu benn moyen boo xamante ni mën nañ faa jaar ba mën a informer wu ci la ñu créé journal boobu ñuy wax Waxda bi ñu créé journal bi vraiment mu am succès lool. ñu doxal ci ay at man ma nekkoon rédacteur en chef. yaa nekkoon rédacteur en chef. waaw maa nekkoon rédacteur en chef Waxda Abdou Karim Sarr nekk directeur de publication. ñu jàppante ci xuloo ci ay ministres yu bëree bëri. pour tenter xool ba xam ndax journal bi gouvernement bi yëg nañ ko di ma njëkk a def mooy critiquer Jacques Bodin bi yoon nekkoon ministre du tourisme booba. te jamono yooyu Jacques Bodin kenn du ko laal. Jacques Bodin dafa amoon doole lool. waaye nag mu am lu mu defoon loo xamante ni daf ñu naqari woon ñun en tant que ay arabophone d'abord ay jullit waaye nag en tant que ay journaliste arabophone. lu mu defoon mooy bi nga xamante ni ñu ngi waajal sommet de l'OCI 91. Roi Fahd xam nga dafa tabaxal King Fahd mooy méridien. tey mu tabax ko may ko Sénégal pour sommet de l'OCI ñu defe ko foofa. en 91. sous Abdou Diouf. bi ñu demee hôtel bi pare yëf yi rafet jekk ministre du tourisme mu ni léegi wax def benn déclaration ci presse bi ni léegi hôtel bi pare na ñu ngi xaar sommet bi ñëwagul léegi entre temps
dañuy may ñu organiser bu élection Miss Europe defe ko fii ci hôtel bi loolu nag mais nag vraiment lii moom c'est pas normal. mu nuru sabotage. loolu sabotage la nuru. parce que loo xamante ne place la bu ñu créé pour l'islam. pour sommet de dossier yi. pays yi nga xamante ne mooy 52 pays yi nga xamante ne ñoo ŋànk monde islamique fa ñuy war a dajee waxtaane mbirum diine yi waxtaane cause islamique yi ñu laytale ko bu élection Miss Europe ak élection Miss la fay xew ca ay alcool ak ay sàngara ak mbon. may nag moom loolu moom du fi amee. ma bind benn article maa ngi ko titré woon je crois laa yaa wazir non monsieur le ministre. laa yaa wazir. dugg ko wax ko carrément dal ci laïcité Sénégal bi dal ci ñoom ak yooyu ki yéegi coow vraiment xuloo ñoom daal wax dëgg yàlla mer wane ni vraiment loolu duñ ko fi nangoo c'est pas normal foo xamante ni dañ ko fu sell la fu ñu créé pour l'islam kenn du fa organiser alors bu élection Miss Europe. ñu toog pour man li arabe la nañ tànte xool ba xam ndax autorités yi dinañ ñu bàyyi xel wala déet ñu toog une semaine. am suñu benn jigéen bu baax boo xamante ni ku bëri woon solo la jaxasoo waa présidence ñoo ni ma Fadel defal attention parce que ministre bi dégg ñu ni mer na trop ci article boo xamante ni da nga ko bind di ko dal Sénégal ma ne il faut que kon nekk wokk baax na ci maam upp baax na ci laax bu tàng kon léegi journal bi nañ ko gën a jox importance parce que ndeke écho yi mi ngi daw di nga bind ci arabe waaye xam nga dafa am lu ñu tuddee dépôt légal dépôt légal mooy journal boo koy génnee ak bu mën a doon naa bu français ak bu arabe ak yëpp a ci yem. Effectivement bu génnee avant nga koy tas lii yoon mooy nga dem déposer 2 exemplaires. Ministère de l'information. te tuddoon booba. Ministère de la communication léegi. Ministère de l'intérieur 2 exemplaires ak archive nationale war nga faa déposer ak parquet. ñoom ñooy xool ba xam journal bi am na lu ñu war a censurer wala war ñu koo censurer tey ñun avant ñuy créer journal bi yooyu yëpp dañ koo laaj gëstu puisque bëgguñoo def erreur. ba xam fan la journaliste yi di jaar bu seen journal génnee pour mu tas foofu lañ jaar xam naa ni moom à travers dépôt légal boobu la koy xam mais ñun dañ doon def rek bu ñu xasee ba def dépôt légal rek daal génn ñu sur journal tas publier duñu xaar ñu xool ba xam am na du ñuy censurer wala lu dul censurer ñu liggéey ci ay at man ak Karim vraiment mu nekk journal bu amoon solo lool bëri na article yu ñu ci def Oustaz Dame Ndiaye ci la ñu ko xamee à travers Oustaz Imam Dame Ndiaye daan bind ndeysaan amoon pilim bu rafet di bind article yu am solo di ñu ko jox ak suñu yeneen xarit yu bëri yoo xamante ne maanaam intellectuels dañoo xiifoon journal parce que jàng nañu am nañu xam-xam am nañuy xalaat mais amuñu fu ñu ko publier ndax dafa nekkoon lépp ci réew mi ay journaux la en langue française wax da boobu noonu lu tax continué wul ak lu ko taxawal ba tey sax mi ngi continuer waaye dañ dem ba ci biir nag xam nga li naan rek lu xumb rek am borom. waaw bañ koy sos man ak Abdou Karim Sarr rek la woon te Abdou Karim sama doomu ndey la man ak moom ñoo bokkoon benn classe Kaolack. ndeysaan école Hadj Abdoulaye Niass. ñu dem ba yëf yi commencé dox monde arabe xam ko di invité ñu invité ma fi ma dem Libye association mondiale de l'appel islamique. bi Kadhafi sosoon foofu nga xamante ni moo doon vraiment day def ay œuvres yu am solo ci wàllu islam invité ma Tripoli. parce que ñoom boobu rédacteur en chef rek lañ lañu invité. Effectivement du woon man rek mais invité woon nañu même yeneen rédacteur en chef. Mansour Mboup bi nekkoon rédacteur en chef Soleil invité woon nañu ko Abdourahmane Camara Walfadjri nekkoon rédacteur ba temps yooyu invité woon nañu ko. invité woon nañu yeneen journaliste yu newoon fii Sénégal ci époque boobu ñu dem Libye ñëw bi ñu ñëwee nag comme association léegi maanaam Waxda doon génn ci turu association Waxda. mbooloo bi nag léegi nag ni pourquoi Fadel moom war a génn te ñu duñ génn. xam nga xelu xale rek. coow li jàpp jóg may leen waaye ñii invité wuñu Fadel en tant que Fadel mais dañ ko invité en tant que rédacteur en chef. te man su ma demee ñëpp laa demal coow li daal kii ak yooyu ma xam ni affaire bi ñu commencé am rivalité vraiment may daal naa démissionné. après nga démissionné. ma démissionné foofu Abdou Karim sax ndeysaan neex ko woon ndax ni ñu mel ma ak moom waaye boobu yëfu mbooloo la association la. te mënoo demee ni la neexee il faut mu am ay critiques il faut mu am ay concurrence il faut mu am ay wujje te man xajuma ci wujje ma bàyyi. kon xottu banaana yi ñuy sànnil gars yi. waaw du rek ci francisant yi rek la. am na ci maydaan bi ci arabisant yi. am na ci bu baax a baax a baax. am na ci bu baax a baax parce que su ma deful woon noonu dinañu ma jaxase ak suma xarit suma doomu ndey Abdou Karim Sarr te Abdou Karim daf maa bëgg mu bëgg ko. ndeysaan te jaru ko woon. comme booba gouvernement Sénégal may nañu ku bëgg a génne journal génne Abdou Diouf ni làmb jàkka jàngoogu ku mën na nga nodd ma dem nag waxtaan ak oustaz Ibrahima Mahmoud Diop. mel na Barham
après sa démission. après sama démission. ku ñu mas doon di encouragé la naka jekk. parce que mën naa ni moo ma yar kaw la ma koy fréquenté mu jox ay journaux may lire vraiment di ma encouragé bi ma dee ba démissionné ma dem wax ko di ko daal oustaz man créé naa dama bëgg ñu waxtaan ci ma créé benn journal il faut nag nga tànn mu tur ndax bu arabe moom ci Sénégal moom li ñu naan laa yuftaa wa maalikun fil madinati. kon yow it bokk nga ci ñi nga xam ne gëm nga ne tey référence wu ndaw ñu bañ nga waaye gëm nga ne mag ñi fi nekkoon joxoon nga leen seen wàll daan nga leen déglu. loolu laa gëm te jusqu'à présent loolu laay dund. macha allah. moo nekkoon secrétaire général Ligue des Oulémas Maroc Sénégal. nekkoon fii ci Pétanwé bureau fa la nekkoon ma dem seeti ko ñu waxtaan ma ne ko oustaz na laay def ba créer journal. mu ne ma da ngay créer journal rek da ngay bind demander créer mu ne ko léegi nag des na moom tur bi yaa may tànn tur. ndeysaan mu ne ma comme bee wax dala woon de moom mën nga ko tudde Sahwa foofu ne la Sahwa kiyee nag jóge nag ma daal di bind déposer tribunal fii jaar rek alors pour am récépissé. bi ma jotee suma récépissé nag ma commencé génne Majaratu Sahwa boobu nag vraiment moom tamit juddu ak vraiment succès bu mag a mag a mag ba ñu bëri ñu daan bind. daanaka commencé léegi di continuer di bind ci Sahwa. diversité commencé am aussi. diversité commencé am léegi wax da am na Sahwa am na. bon naar yi nag commencé xam nag Sahwa parce que ñun ñu doon bind mooy daawuñu jël style classique bi mooy di génne journal rek boo xamante ne daanaka da ngay tagg rek wala ngay génne màggalu Tuubaa rek. gàmmu Tiwaawoon rek daawuñu ci yem waaye dañ daan def ay critiques. léeg-léeg bu la jegee loolu journalisme dëgg la. parce que dañuy wax ne train bi ñëw ci waxtu wi. c'est ça soxalul journaliste bi. c'est ça bi toujours rek journaliste day xool lu mën a indi loo xamante ni dafay isaara. pour ñu mën koo lire sinon duñ ko lire maanaam journal boo xamante ni dafa génn lépp nekk ay taggaate rek nit ñi duñ ko soxla. effectivement tey boo jëlee ce journal léegi bind ci rek benn affaire jël benn sujet rek bind ci mu jeex loolu daanaka moo ko téere yem. kamu intéresse rek moo koy jël lire ko su dee journalisme la nag moom dafa am lu mu laaj dafa am ay technique yoo xamante ni mooy technique de la communication ngay xool nan ngay jaay sa journal yan titre ngay tànn pour mu nekk à la une yooyu yëpp dañ ko bàyyi woon xel. ginnaaw bi nga xamante ni vraiment gëstu nañu mbirum journalisme ba am ci ay notions yenn notions yi ci lañu commencé daal vraiment Sahwa di commencé di génn ma commencé di def ay critiques nag mu fexe ba créer ay pages yoo xamante ne ay xuloo lay doon. ndeysaan ñi nga xamante ni ñoo doon suñu ay mag. daan bind ci Sénégal mën naa ci cité ku mel ni Oustaz Malick Ndiaye bi jiite woon jamaatu Ibaadu Rahman temps yooyu mën naa ci cité suñu grand frère bu baax yàlla na ko yàlla xaar àjjana muy Gorté Cissé nekkoon diplomate liggéey na ci pays arabe yu bëri bindoon daan bind ay livre di taalif ku mel ni Bamba Ndiaye ministre Bamba Ndiaye temps yooyu tombé mu bind benn téere bu ñuy wax Adwa ala Sénégal téere boobu nag ma critiqué ko critiqué téere bi wane carrément ni téere bi. presque dafa mel ni nekk ci jamaatu Ibaadu Rahmaan ba pare am succès lool nag. am succès lool Bamba boo ko tuddee rek macha allah ñëpp tàccu. mu bind livre nag livre bi am na ci yoo xamante ne d'accord ma ci woon mais nag léegi naa wane sama ñàkk d'accord ak moom ba pare ma publier ko ci journal bi. léegi changement boobu noonu dugg léegi ci maydaanu arabisant yi. c'est-à-dire li ñu miinoon mooy nekk ci seen ruq ñu leen marginaliser. dem nañ ba léegi ñu ngi commencé am ay journal yu bari. mais léegi am na beneen style bu am de communication. lu mu la apporté. apporté na ma lu bëree bëri xam nga mën naa ni dañu bokk ci ñu sos affaire bi. ñun bi ñuy yëngatu boobu ci wàllu arabe ci wàllu démocratie xuriyatu ra'yi wàllu yemale. booba am na suñu yeneen naataangoo yoo xamante ni ñu ngi ciy liggéey bu rëy ci liberté d'expression ak démocratie ci Sénégal. ci beneen côté bi. mais ci beneen côté bi ku mel ni suñu mbokk Sidi Lamine Niass. boobu ma ngi ci Walfadjri ma ngi ciy yëngatu yu am solo ak groupe Sud bi nga xamante ne Babacar Touré moo ko jiite woon. ñu ngi doon yëngatu ci affaire bu demee noonu ñun nag ñoo symboliser woon li concerne langue arabe. ñu ni nag duñ ko def rek affaire masla mais nañ fexe ba. ñun waa arabe tamit ñun arabe comme noonu la ñu doon tuddee ñu fexe ñun tam ba li ñuy génne nekk vraiment ma mën a wuyu tur wa journalisme la na nekk journalisme rek. te journal pour nga mu siiw wala nit ñi xam ko bàyyi ko xel il faut mu am ay critiques xulu yu sewaan yooyu nag léeg-léeg Gorté Cissé bind ma bind tontu ko mu tontuwaat ma publier ko tontuwaat Bamba Ndiaye livre bi mu bind ko ma critiquer ko. li ñu tuddee critique littéraire. génne ci sama xalaat génne li nga xamante ne gis naa ni d'accord naa ci ak dama ci d'accord
xale Ibadou Rahman ñi tontu ma ñoom tamit pour défendre Bamba ma publier waat loolu parce que il faut nga am aussi. honnêteté effectivement. yaa yor journal bi d'accord yaa ko sos waaye nag bu amee beneen xalaat bu wuuteeg su kii tamit li ñu tuddee droit de réponse aussi dafa am su ko defee léegi dama koy daal di génne publier ko loolu daal moo tax xam naa ne bokk na ci li jox sax wa siiwaange mu siiw ba ñu xam ko ba finalement monde arabe xam ko ci la ñu ma commencé nag vraiment di ma invité nag may de bokk ci ay rencontres yu mag partout dans le monde arabo-islamique. ki ñuy waxtaanal fa tabarakallah ahsanal xaaliqiin ku ko déglu xam ne macha allah am na lu bari lu nekk ci dënnam lu mu war a baaxee génération bi fi nekk ak it nag génération bi ñëw balaa maa ñëw ci relation ak it nag monde arabe jaaree ko ci Saxwa cosaani làkkee arab ci réew mi. nu ko Oustaz Fadel gisee. man Cheikh Ibrahima li ma gëm mooy Sénégal cosaan langue ci Sénégal. mooy arabe mooy cosaan li. foo ko teg. fi ma ko teg mooy colonialiste yi bi ñu ñëwee Sénégal yàggul par rapport ak mag ñi li ñu liggéey ci langue arabe maanaam barki démb rek bi ñuy organiser suñu benn soirée poétique fële ci UCAD 2 wax naa ko ak presse bi nee naa leen langue arabe jiitewoon na langue française ci Sénégal ay siècles yu bëree bëri parce que ñu bëri dañuy yaakaar ni xëy na affaire enseignement arabe yi ngi tàmbalee rek ci génération Cheikh Ahmadou Bamba Mame El Hadji Malick Sy Cheikh Abdoulaye Niass ñooñu waaye la ko jiitu ñoom imaam yi Abdoul Khadr Kan ak Cheikh Moussa Camara ci Zuhurul Basatin fi taarixi Sawadine téere boo am solo boobu nga xamante daanaka français yi dañuy jóge ba tey France jóge Sorbonne ñëw IFAN Cheikh Anta Diop pour di gëstu téere boobu yooyu yëpp ci arabe lañ ko bindoon donc avant colon yi di ñëw Sénégal fekk nañu langue arabe bi tasaarewu fii mën naa ni sax moo nekkoon langue administration sénégalaise arabe ndax mag ñi dañ daal bind te lépp ci arabe lañ ko doon bind bi colon yi ñëwee ki nga xamante ni moom la naan tuddee boobu gouverneur nekkoon fii mag ñi fi nekkoon ci réew mi yëpp lettres yi ñu ko daan bind bu lay mësaan bind bu ñu ko tontoo ci arabe lañ koy bind donc day wane ne ñoom bi ñuy ñëw fekk nañ fi langue boo xamante ni ci lañ doon déggantee waa Sénégal waa réew mi ci langue boobu lañ doon déggantee ñoom sax boo seetloo bi ñuy ñëw dañu mujj jël ay li ñu tuddee ay orientalistes ay français yoo xamante ni français lañu ci juddu ci màgg waaye nag dañoo gëstu langue arabe ba xam ko xam Moyen-Orient bu baax a baax a baax ñu jël ci ñoom indi leen Sénégal pour ñu jouer rôle de traduction entre ñoom ak suñu maam yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon pour ñu mën a déggante ak ñoom mën naa ci cité ku mel ni Maurice Delafosse. Alors bokkoon na ci orientaliste yi nga xamante ni li ko fi indi woon mooy di jouer rôle de traduction entre suñu mag ñi ak colon yi donc langue arabe moo jiitu Sénégal mag ñi li ñu bind lépp ci arabe lañ ko bind lépp ci arabe lañ ko bind même ñi bind ci olof di woy ñoom Cheikh Moussa Ka Maam Hadi Touré Cheikh Gassama ñoom ñëpp am nañu ay woy arabe mais am nañu woy olof yu bëri woy olof yooyu yëpp sax ci lettre arabe lañ koy binde donc loolu day wane ni kon alors arabe bi vraiment mooy cosaan ci Sénégal bi ma la laajee cosaanu làkk yu ba noppi tolluwaay bi làkku arab fi mu toll nii ci réew mi noo ko gisee ni ma ko gisee dal na sama xel lool ndax xam nga am na pas yu am solo yoo xamante ni suñu gouvernement yi def nañ ko ci at yu mujj yi bu njëkk ñun bi ñuy dugg ci enseignement Cheikh Ibrahima amuñu woon droit bind ci tableau bismillahi rahmaani rahim li ñu doon wax mooy Sénégal c'est un pays laïque comme Sénégal pays laïque la amuñu droit jàngale diine yéen daal jàngalekati arabe ngeen da ngeen jàngale culture da ngeen jàngale lecture jàngale langage écriture mais amu leen droit jàngale diine tableau ñun amuñu woon droit bind bismillahi rahmaani rahim ci tableau man nag bañ ma affecté premier poste bi en 85 Bayax la ma njëkk bi ñu ci tableau boobu mooy bismillahi rahmaani rahim parce que man maam damaa mës a gëm li ñu tuddee révolution tuuti maanaam pourquoi man ñu tuddee ma Serigne Fallou mais ab jullit jàng arab def concours def formation génn ñu affecté ma ñi may jàngal nekk jullit ba pare ñu may aaye ma leen di jàngal sama diine loolu moom du ma ko nangu. parce que moo nekkoon laaj bi Oustaz Fadel ku ko xam di nga xam ne borom yar la. waaw ku ko xam di nga xam ne borom yi teggin la. mosuñoo dégg kàddu yu ñaaw wala yu ñagas yu jóge ci moom. mais nag ku waxtaan ak moom xam ne am na pas-pas te am na lu mu gëm. moo tax ma bëggoon la laaj révolutionnaire boobu. fu mu jógee ci yow. wallaay fi mu jógee mooy tooñ gu yàgg rek.
xam nga Sénégal réew la moo xamante ni daanaka baax fi dafa jafe lool daanaka mën naa ni moo yëkkati ko mel ni Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ci mu amoon économie maam léegi li ñu tuddee ba autonomie fexe ba dugg ci monde des affaires fexe ba Senghor mu teg ko fële bàyyi ko gedd Sénégal di lijjanti ay mbiram ci biti. Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma xaritoo lool ak mbokkam frère am Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñoom lu ñu daj nañ ko ci xeex bu ñu leen di xeex ak di jéem a not doomu daara ak yu demee noonu loolu moo taxoon Serigne Cheikh dem ba créer parti politique def phase Léopold Sédar Senghor dugg ci ay élection présidentielle gagné Senghor sàcc ko. yëngal Serigne si nee nañ jóg yëngal leen bu baax a baax. te wóor na ma ni Serigne Cheikh koo xam ni pouvoir intéressé wu ko mais wane existence su ak dooley l'islam dooley doomu soxna yi ñu xeeb ñoom di leen marginaliser moo tax loolu rek moo ko ci dugaloon. Serigne Cheikh Mbacké aussi loolu moo ko ci dugaloon. loolu nag ñun dañ koo doon ci ñoom fulla jooju ak fayda jooju dañ koo doon ci ñoom moo tax dinañu maslaa ñëpp ubbeeku am ouverture waaye nag ku ñu bëgg a marginaliser nag ñu gis suñu bopp. frustration boobu nga xam ne amoon na ñeel ñi nga xam ne dañuy jàng arab ci réew mi. ndax daanaka ñoom lañ defoon ku ma amul ndey ñeneen ñi jàng français ñu def leen ku ma am ndey. nan nga gisee gannaaw bi nga waxee tolluwaay bi. ëllëgu làkk ko arab ci Sénégal. xam nga li lay xamal ni la bu arabisants yi def nañu pas yu am solo mooy tey li ma la junj sànq ni la enseignant arabe bi amul woon droit avant 2000 bind bismillahi rahmaani rahim ci tableau. wala mu jàngale l'Ikhlas wala mu jàngale qul a'udhu bi rabbil falaq non c'était interdit li ñu la jàngale loo mooy langue bi rek kese. pourquoi parce que Sénégal c'est un pays laïque bàyyi wuñu xel ci ni 95% ci Sénégalais yi ay jullit lañu bàyyi wuñu ci xel ab minorité lañu bàyyi xel ñoom lañu yaakaar ni ñoom lañu war a vraiment jox respect ba jullit ñi ñoom doomu jullit ñi ñoom amuñu droit jàngaleen seen diine. loola Abdoulaye Wade bi mu ñëwee en 2000. institut islamique gii la ko waxee ni léegi moom désormais mënuma comprendre Sénégal nekk réew bu 95% di ay jullit ñuy jàngale arabe dans les écoles publiques ñu leen di aay ñu jàngale seen diine léegi dañuy islamiser enseignement arabe bi ba doomu jullit bi am droit jàng diine. macha allah mu nekk un pas important. Macky Sall aussi bi ñëwee vraiment ñu ngi saluer bagu arabe yi mu reconnaître. bu njëkk arabisants yi dañu leen bàyyi rek ñuy jàng boo xamante ne kenn xamul façon jàng la da ngay jàng amul diplôme bu ñu reconnaître bu amul dara association islamique kenn ku ci nekk di créer sa diplôme boo demee monde arabe da ngay am problème. effectivement ndax diplôme yi day dem ba finalement ni ñu koy joxee du jaar yoon. Macky Sall bi mu ñëwee xëy na ci régime bële lañ ko entamé mais moom moo ko àggale donc moom vraiment dañ koy boole ci ay réalisation il faut ñu auditer aussi reconnaître bagu arabe. ba pare ubbi ENA. benn section arabe nga xamante ne tey bu arabisant bi am bagam dem université bu ko neexee mu def concours bi dugg ENA def formation pour nekk administrateur civil wala mu nekk un diplomate wala mu nekk gouverneur comme ni nga xamante ni sénégalais bi jàng français mën na ko. parce que frustration boobu suñu ko ku mel ni Oustaz Assane Seck. waaw Tunisie la nekkoon diplomatie la def. bi mu ñëwee ak i diplôme am bëgg a dugg dañ ne ko ne toogal fële. bari na xam nga loolu lu métti la. lu métti la bari na ci ñoom. yooyu nag moom lañ dund ñun ba tàyyi. dañ koo dund ba tàyyi moo tax finalement ñu dem nag ba vraiment bëgg wane suñu existence wane nag réew mi nag. ci lañ bokk ñëpp ko bokk. Oustaz Fadel bari na ab arabisant boo xamante ni géntam mooy dem bitim réew jàngi fa arab waaye bu demee ba jàngi ko ba noppi day mel ni dafa am complexe ci làkk ba mu jàng ba bu ñëwee ci réew mi dafay loomaate déphasage lay am digganteem ak réew mi ak mag ñi. yow nag nga nekk pur produit bu Sénégal jànge fi man tey jii ci biir émission bi laay door a xam ne ni ko yow mosoo génn. waaye nga dem ba monde islamique ak monde arabe di la soxla. te teewul yàgg sa magi réew yéen a ngi nekk di doon benn. soo gisee nag ñeneen ñi def leneen li ak ni mu wutee ak yow lu mu lay def. erreur bu mag la nit dem jàngi monde arabe génn ci université yi gën a mag ñibbi si sam réew ba pare te doo déggoo sa waa réew loolu lu metti la. erreur la aussi bu mag a mag boo xamante ni suma mbokk yi jàngi arabe malheureusement comprendre ñu ñi mag ñi fi nekkoon démb ñoo xàlloon yoon wi def nañ li ñu waroon def nañ ko te na mu gën a rafete
kon ñoom bu ñu jàngee ba ñëw jamono léegi la gën a avancé université léegi la gën a tas bu ñu ñëwee dañoo waroon seet fa mag ñi tegoon seen tànk ñu ñëw teg fa seen tànk te continuer liggéeyu mag ñi loolu moo jaadu woon mais malheureusement bi ñu ñëwee dañoo gis ni léegi dañoo war a def benn rupture entre ñoom ak mag ñi nga xamante ni ñooy ñoo ŋànkoon diine ji ñoo jaamaarloo ak colonialiste bi ñoo defoon seen kër yi soppi ko ay daara alxuraan def ko ay majalis fiqh yi nga xamante ni da ngay mokkal alxuraan léegi dem ca majlis ba toog jàng li nga xamante ni moom mooy lislaam liggéey bu mag boobu nga xamante ni mag ñi liggéey nañu ko nga xamante ni daanaka ñooñu préparé terrain bi ca métti ba ca tàngaay wa ca moyens yu ñàkkee lañu réaliser loolu kon ñun bu ñu ñëwee jàngi ba ñëw la jaadu woon mooy ñu xam ni affaire bi continuité la waaye rupture warta am loolu mooy seen erreur mu am beneen observation boo xam ne aussi tamit bu ma ta bàyyi xel la mooy li leen naqari ay dérive yu am ci tarixa yi loola ku génn ak ku génnul xam nga ne am na dérive am na ci yoon yi ku ne xam ne ni kër diine goo fi dugg tey na ko ka créé woon bàyyee woon boo demee léegi soppeeku na ci doxalin wala soppeeku na ci style bi nga xamante ni ña fa nekk léegi moom la ñuy doxal mais loolu li koy changé du taxaw di critiquer taxaw ca biti non da ngay ñëw wane ni ci laa bokk gën leen métier ba pare di leen delloo nag ci jàngale mag ñi Cheikh Ahmed Bamba kat li mu waxoon mooy lii ak lii ak lii gis naa ni yoon wi am na lu ci am loo xamante ni loolu dañ ko ci dugal mais bokku ci kat cosaan li moo doon lii te loolu pour ñu nangul la ko il faut dañuy gëm ni ci nga bokk bu dee Tiwaawan aussi noonu bu dee Kaolack noonu bu dee kër Sëriñ bu mën a nekk noonu. daf may fàttali sa wax jooju wax ju ma fi waxoon ci benn jullit ñi. dama ne woon neexul ba neexul mais ku nekk kuréel yu nekk am nañ ay dof. c'est ça. léegi nag naka la ñuy fexee ba ku nekk nga téye say dof. su ko defee nit ñi waxtaan. yaakaar naa bu boobaa déggoo dana mën a am. am na solo. Oustaz Fadel ak monde islamique. foofu distinction yi bari na ay réew yu woo Oustaz Fadel ci journalisme arabe ci Sénégal jox ko ay distinction fa tabarakallah bari na jaxasoo gu mu jaxasoo ak monde islamique nu mu demee ni mu demee mooy ni mu demee ci ñëpp rek pratiquement parce que ay relation la yoo xamante ni xëy na ñoom dañuy xool nit ñi nga xamante ni xëy na peut-être ràññeeku nañ ci benn domaine nga bokk kook ñoom ngeen bokk ay objectif ñu invité la ngay dem ci seen rencontre di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom moo xam ay conférence la moo xam ay forum la nga dem bokk ca joxe sa participation représenté nag dignement le Sénégal parce que Sénégal moom dafa mel ni dafa am chance u monde arabe yëpp ko bëgg Sénégal te loola la ko waral mooy li fi cosaanoo muy l'islam ak gëm gu ñu gëm ak man gu ñu man langue arabe bi nga xamante ni ñoom moom la ñu nàmp moom la ñuy làkk relation yi dëgër na loolu wax dëgg yàlla du ma wax sax benn pays rek du ma wax ni monde arabe la waaye même monde arabe islamique parce que même Turquie gëlee at yi rek ñu génn nommé nañ ma fi ma représenté fi benn kuréel gu ñuy wax Croissant Vert boo xamante ne chaque année ñu dañ dem foofu def ay benn rencontre bu mag waxtaan ak ñoom Croissant Vert li ko tax a jóg mooy xeex lépp loo xamante ni mooy dépendance dépendance ci cigarette dépendance ci alcool dépendance ci drogue dépendance même ci internet ndax ku ne xam ne ni internet léegi vraiment tardé na ndaw ñi bu baax a baax a baax te ñoom dañoo gis ni umma islamique soxla na ay ndawam ndaw ñi nag bu fekkente ni seen temps yëpp dañu ko bëgg a passé ci drogue ak sàngara boo ko passé ci internet koo gis ma ngay kocc ci portable loolu vraiment bëri na retard boo xamante ni moom la créé pour combattre loolu nag moo taxoon ñu créé Croissant Vert boobaag léegi war naa mat 5 ans maa leen représenté fii ci Sénégal mais relation yi aussi mi ngi gën a ràññu ko sama diggante ak fi nga xamante ni mooy Arabie Saoudite waaw ndax Arabie Saoudite dafa am rôle bu mag bu ñuy joué pour le Sénégal wax dëgg yàlla mën naa ni Abdoulaye Wade maa ngi fàttaliku 2001 muy premier umraam après bi mu jëlee pouvoir bi àndoon nañu Arabie Saoudite bi ñu demee temps yooyu Chérif El Walid Sey yàlla na ko yàlla yërëm moo nekkoon conseiller en communication ni ma Oustaz Fadel dama bëggoon góor gi ñu wutal ko ñu fexee ba moom fi benn conférence de presse ma ne ko nag Chérif xam naa ne fii moom fii royaume la de république bokkul ak Sénégal conférence de presse du fi yomb waaye mën nañu ko créer ay kii ba interview mu ni ma d'accord loolu kay baax na ma oo su may xarit yu fa nekk yoo xamante ni ay rédacteur en chef lañu journal bu ñuy wax Al Watan journal bu ñuy wax Oukaz ñëpp xam ko
ak beneen journal bu ñuy wax Al Madina. 3 rédacteurs en chef ñëw ci Abdoulaye Wade fekk ko ci hôtel bi ñu daloon Gasul Mu'tamara ci Jidda ku ci nekk interviewé ko pour son journal. ki ko mujjee interviewé muy Al Watan keroog maa ko doon traduiral mi ngi ciy wax ni Arabie Saoudite mooy premier bailleur pour le Sénégal après la France. Arabie Saoudite mooy bailleur bi gën a mag pour le Sénégal. kooku scoop la. te xam nga moom en tant que chef d'État li mu wax xam na ko. xam na fan la Arabie Saoudite féete Sénégal. bu dee fu mel ni Koweït nga xamante ne mën naa ni presque mën naa ni moo garanti Sénégal ci CFA franc CFA banque centrale tey boo demee bu ñu nee xaalis ba li nga xamante ni moo ki joxe caution Sénégal Koweït lay doon. donc pour wax la ni la monde arabe malheureusement ñoom du ñu wut ay propagande tey jii France bu defee dara nga dégg rajo yi kenn du dégg wax mais mën naa laa waxal tey Cheikh Ibrahima ni la. Français yi ak européens yi defuñu dara Sénégal par rapport ak li nga xamante ni pays du Golfe ñu ngi koy defar le Sénégal. mais daanaka du feeñ fenn. du feeñ parce que ni mu demee la ñun nag bokk na ci suñu rôle ci jaxasoo gi ñu jaxasoo ak ñoom fexe ba dox seen diggante ak bu autorités yi. li leen naqari ci autorités yi ñuy fexe ba autorités yi di ko yëg à travers li ñuy yëngatu muy média li nga xamante ne aussi tamit léegi moom la Sénégal bëgg tamit. nga xamante ne Sénégal yi bëgg nañ ko moo xam muy état wala muy peuple ñu fexe ba leen ko jottali ba ñu mën ko defal Sénégal ndax am nañu les moyens tey suñuy xarit lañu mën naa ni relation traditionnelle bu am solo la ñu am entre ñun ak monde arabe rawatina pays du Golfe mais particulièrement nag Arabie Saoudite. réewum Arabie Saoudite dafa mel ni am na distinction bu ñu la jox ñoom it. waaw jox nañ ma benn distinction daaw ci benn ville bu ñuy wax Dammam. ci booru Riyad kii bi nga xamante ne mooy capitale bi. la ko waraloon mooy dañu gëstu ñoom nekk foofu def sondage fii Sénégal laaj dañu plusieurs personnes ni leen dañu amoon yéene benn rencontre bu mag bu ñuy def fii au niveau international nga xamante ne dañuy invité réew mu nekk plus de 50 pays ka fa gën a ràññeeku ci lu muy yëgutu ci lu boole lu benn la jullit ñi. ñoom ñu ne ci ni ñu ko waxee ñi laaj ñëpp laaj nañu presque lu mat 15 personnes wala 20 personnes ku ci nekk da ngeen daal ki nga xamante ne gis nañu mi ngi ciy joué rôle bu mag nga xamante ni juboo naa côté bii juboo naa à côté bële mi ngi dox lu nekk pour unité jullit ñi mooy ku ñuy wax Fadel Gueye ci cadre boobu lañ ma invité woon ma dem en tant que aussi comme ñoom mën naa ni benn naadi lañu naadi mooy club de la littérature la. club de la littérature boobu nag man ma am boo xamante ni club sénégalais de la littérature arabe maa ko jiite fii Sénégal. macha allah ñu invité ma ci titre boobu. mais lañ ma jox comme ab li ñu tuddee distinction lañ ma koo jox ci cadre dox goo xamante ni xëy na maa ngi koy dox maa ngi koy yëngatu ci du boole jullit ñi. macha allah Oustaz Fadel mag ñaa ngi dem ñi fi des ak néew yàlla na yàlla bàyyi leen fi. amiin yaa rabbi. jot ngaa jaxasoo ak ñu bari ci ñoom. dëgg la sa bu ñu toogee ci bëgg koo xayma duñ ko mën. waaye ci biir daje yooyu nga dajeeg mag ñi la ko dalee ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma. njaboot Cheikh al Islam Al Hadj Ibrahima Niass ñoom Cheikh Ahmed Tidiane Sy. ba ci ñoom son excellence Moustapha Cissé. daje yooyu yan souvenir nga ci téye yoo mën a baaxee téléspectateurs yi fii ñu nekk. vraiment li ma fa jëlee ci ay souvenir am na solo lool mën naa ni ku nekk si ñoom rek. toog ak moom am njàng la li ma gën a impressionné ci suñu mag ñi Cheikh Ibrahima mooy yar gi leen yàlla yar gi ñu am malgré pouvoir yi ñu yore yëpp maa ngi njëkk yëg loolu bis ba ma njëkkee toog ak Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou radiyallahu anhu Serigne Saliou dañoo dem seeti ko bi ñu demee waxtaan ak moom ci benn colloque bu ñu doon organisé fii ci Novotel pour la presse sénégalaise d'expression arabe. parce que damay bañ ma ñu naan la presse arabe. parce que Sénégal du réewum arabe li mën a am mooy presse sénégalaise d'expression arabe wala presse sénégalaise d'expression française ñu créé ko léegi pour bëgg ñu bàyyi ñu xel. collaboré woon ci ak Synpics ñu dem seeti Serigne Saliou waxtaan ci ak moom bi ñu demee waxtaan ñu lu yàgg boobu ne loolu de moom ci laa bokk dinaa yebal. ndeysaan waaw loolu moom ci laa bokk. ndeysaan daal di yebal na ndeysaan yaakaar naa Serigne Saliou Touré. bu Thiès représentant moo ko fa teewaloon ci dajo boobu. waaye toog ga ma toog ak moom ñu ngi waxtaan maag Serigne Saliou waaye man la may jàngat sama xel ma fa mu dem mooy
góor gu baax gii toog ak di mu yore ci pouvoir tey nga xamante ne tey jii bu ñu woon fii ak timis bëgg naa 20 milliards dina ko am. wallaahi. ma xool góor gi col gi mu sol ak vraiment ni mu woyefee tawaadu gi mu àndal. ma xool xam ne daal wax dëgg yàlla yarul islam rek mooy yar. loolu ma gis ci Serigne Saliou toog naa ak Serigne Abdou Aziz Dabakh gis ko ci moom. même chose. keroog bi mu defee waxtaan nañu fii ci zawiye bi ba daanu xaal. daanu xaal ci doxalinu waa nguur rek. seenu beew ak seenu ñàkk xam ak seenu ñàkk ràññeek seen agression bi nga xamante ni ñu ngi koy def jikko yi ak l'islam bi mu naqari ko ba mu wax ba xaacu foofu ci kii ba damaa bind benn article indi li mu waxoon ci génne ko ci Saxwa bi ko sëñ Maodo yégee ak Pape Mokhtar Diop. ñu ne ma faal daal il faut xas kii bi so article bi nga jël ko góor gi ma fekk ko fii ci recommandé dem yóbbul ko mun ma liiral ma dégg ma liir ko góor gi kontaan lool. ma gis modeste bi nekk ci moom. ak xam-xam bi ci sëñ Abdou ak yar ba ma gisoon ci sëñ Saliou rek mu ñu fekkal ko fa. même comportement même jikko même lépp malgré pouvoir yi ñu amoon. loola aussi même chose laa gis ci sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma dama ko jëlale. moom dinaa wax naan sax Sénégal sax daanaka daaw fi wax. daanaka da nga dégg ñu naan léegi ñetti kàddu lay wax. waaw kañ nga fi ñëw gañ ñi añ na ñoom waxtu wu jot na ne leen julli. loolu ngaa dégg ñun yooyu kàddu la amoon. ci vraiment téye làmmiñam téye boppam ba pare nag am njëriñ nag ànd ak puissance bi mag a mag a mag am relation partout am relation ak roi Faysal am ko ak Mohamed V avant mu koy am ak bu Hassan II doomam am ko ak monde arabo islamique bépp ak sax même Europe malgré loolu lépp teewul même comportement même modestie même woyef nga moo mën a ci moom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum laa mujjee toogal ci génération boobu bi ma toogee ak moom tam damaa yéemu ci Serigne Cheikh ak jaar-jaaram Serigne Cheikh ak xam-xamam Serigne Cheikh ak vraiment marqué gi nga xamante ni marqué na ko jamonoom boo toogee ak moom rek boo génnee di nga jàngatal sa bopp bu ab yar di nga jéem a yaruwaat ndax yar baak teggin ya ak tey ga yooyu nag lu am solo la yaakaar naa macha allahu xam naa ne loolu buñ ko toppoon it daanaka mën nañ ci defi téere ndax diggante daje faadal ak kilifa yi fa tabarakallahu loolu di wane ne fa tabarakallahu waxtaan wi lu ñu tàmbali rek la waaye lu bare des na ci incha allah oustaz Fadel ndax mu ngi ci xalaatam ci expérience am bi ko yàlla jox ci mbinduma arab jox ko ci wàllu journalisme mu représenté Sénégal fu nekk ci àdduna bi ndax mu ngi xalaat bés mu taxawal centre de formation boo xamante ni expérience bi mu am ci dënnam dana ko mën a jox ay ndaw donte que ne sax xam naa ndaw yu bari yoo xamante ni jaar nañ ci loxoom mais mu def ko ci cadre école. laaj bu am solo la vraiment Cheikh Ibrahima maa ngi la ci remercier bu baax a baax ndax dafa mel ni li naan da ngaa génne sabab lañ ci. ndeysaan. fan yii yëpp loolu la ñuy xalaat jéem a créer benn centre de formation boo xamante ni dañuy tàggat ndaw ñi ci wàllu journalisme ndax seetlu nañu bu baax a baax ci at yu mujj yi xale yi itte juñ ko jox am na ay site d'information yoo xamante ni même ubbi nañ ko en langue arabe. mën naa ci joxe exemple lu mel ni Sen Arabe lu mel ni Axbaaru Sénégal xamante ni daanaka booy dugg ci Facebook bi toujours da nga koy gis. am na yeneen page yoo xamante ni ci Facebook lañ ko ubbi nga xamante ni information yi lu xew Sénégal dañ koy joxe parfois sax dañuy am sapp saxafe yi ñuy njëkk a joxe information même la presse sénégalaise d'expression française bi. donc am nañu ay sources am nañu compétence bi. am nañu lépp mais leen dese mooy benn cadre boo xamante ni moo leen di dajale ba gën leen a mën a tàggat ba ñu gën a xam métier mi nan la ñuy traité information ak nan lañ koy joxee. parce que ci cadre boobu sax maa ngi ci gis benn kenn ci ndaw ñooñu. nga xamante ni dafa bëggoon a dugg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal presse bi en ligne. mais ñu rejeté ko. mu xaw a def moom it genre frustration dafa mel ni jaadu na aussi ñoom it ñu fekk si leen yéen. c'est ça toujours dama leen di wax ni leen bu ngeen nekkee Sénégal. bu leen beddi seen bopp bu leen xeeb seen bopp ku ngeen gënu leen problème langue warta nekk lu ñu war a xeeb nit wala lu ñu ko war a yëkkatee ndax ñun bu caaxaan jeexee dëgg des du ñu ay français du ñu ay arabe. effectivement bu ñu amoon tey langue écrite Sénégal tey jii
benn langue ci langue nationale yi lay doon. waaye comme malheureusement amul ñii dañoo am droit jàng français ñii am droit jàng arabe donc warta nekk fu nit war a basé wu ba mën a xeeb kenn wala ngay boddi kenn. dama leen di wax ni leen da ngeen di ñëw Synpics ngay dem am carte bokk ci syndicat bi comme ñëpp. macha allah sénégalais nga. kee day tas xabaar ci langue bee yow ngay tas xabaar ci langue bële. ñi leen di rejeté aussi ñooñu ñu leen gën a ñàkk fayda amul fenn parce que nit ko waruloo koo rejeté pourquoi puisque culture arabe la jàng. wala langue arabe la jàng. yaakaar naa ni loolu erreur bu mag a mag a mag la am nañ droit bokk ci mboolem mbootaay goo xamante ni dafay làmbu ay taskati xabaar. macha allah man damaa mas a bañ ñu créé benn syndicat man ak ñi ma ko séqaloon. wala boog mu séq koog ñoom ba tey sax. daal dañuy xalaat na léegi pourquoi pas ñu créer suñu syndicat des journalistes en langue arabe mais de non am na syndicat bu fi nekk bu ba pare. nañ dem adhéré ji ci boobu. benn bopp kenn du ko xar ñaar. macha allah Sénégal la rek. nañ ñëw bokk Synpics suñu ñëpp temps yi ko suñu xarit bi yoree Alpha ndeysaan yàlla ko yàlla xaar àjjana bu Alpha Sall. Alpha Sall bu arabisant la moom it. jàng arabe accueillir ñu vraiment bu baax a baax ñi fi nekk léegi tamit war nañoo bàyyi xel loolu. kuréel gu mu mën a nekk moo xam presse écrite la moo xam. bu audiovisuel la wala mu nekk ay site war nañoo xam ni ku ci nekk war nga caa mën a bokk bu adhéré bi raddi nasar nag ca langue ba nga xamante ni moom ngay def suñu xarit Ibrahima Khalil Ndiaye bi ko yor xam naa yaatu dënnam ci wàllu woowu. alhamdulilah Oustaz Fadel lu dif ci nag wi xejul ci cin li dëgg-dëgg suñu waxtaan ak yow des na waaye nag waxtu télévision moo ñu dab looy tàggoo. li may tàggoo d'abord mooy nuyu Ibrahima Khalil Ndiaye moom nga tudd léegi moom tey desaan suma xarit la suma wóolare la baa bi may wax léegi umra bi rek moom ndeysaan umra boobu ñu àndoon ñoom Alioune Badara Fall moom àndoon na ci ak yeneen journaliste vraiment yu mag ak ay ba universitaire di gërëm encore rek di sant Cheikh Ibrahima di la ndokkeel ci émission bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy def foofu ci TFM religion di ñaan yàlla mu defal la ci ndam te am nañ ci yaakaar ndax xam nañu yaay kan di gërëm nag vraiment mbokk yu baax yi nga xamante ni ñoom nga àndal. Yaya Diallo techniciens yi di Yaya Diallo. Ablaye Mbaye ak Ablaye Mbaye vraiment ci seen disponibilité ndax damay wax toujours ne kii nekk ci écran bi moom la ñuy gis waaye liggéey ba ñu koy def dëgg ñu nga ca ginnaaw te bëgguñu feeñ bëgguñu ku leen gis bëgguñu dara ñooñu vraiment mënuñu leen a fay yàlla na leen ñu yàlla na leen yàlla fay yàlla fayal ñu leen. amiin vraiment man ku xam seen gëdd laa. ndax xam naa lañ mooy presse. xam naa ñoo yor lépp. sans ñoom dara du dox. donc ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu bu baax a baax di leen sant di gërëm encore di remercier vraiment groupe Futurs Médias ci tànk yu am solo yi nga xamante ni vraiment alors dox nañ ko ci paysage médiatique sénégalais bi. yow it ñu ngi lay gërëm di la beral nuyoo ci turu kilifa yu groupe Futurs Médias yëpp ndax it disponibilité bi nga ñu may ci sa waxtu ak compréhensif bi nga xamante ni aussi moom nga def ndax pour ñu organiser ko saa yu naree am jafe-jafe rek yow ci sa bopp sa yaay njëkk a dalal loolu it ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax mbokk yi ñu ngi leen di dig daje beneen yoon incha allah ak keneen ci royukaay yi ci réew mi liñ doon waxtaanee tey nag làkku arab la li ci daxañu dafa bëri Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass wax na ci ay kàddu mu ne fal islaamu bil arabiyati yabqa wa bi gayri arabiyati yaqwa mu ne l'islam ci langue arabe rek lay des kon nag képp ku bëgg a xam l'islam faaw nga jàngi langue bi waaye nag nee na mën nañ koo dooleel ci ñeneen ñu dul arab wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh